asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi yéen ñuy suivre leral.net tey nag dañu ñëw seet si Zal Kona dañ koy bàyyi rek mu présenté wu ñu gën a xuus ci mbir yi Zal ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay soxna si. waaw dañ lay bàyyi rek nga def présentation. waaw man la Mamadou Saliou Konaté ñu gën ma xam ci Zal Kona di benn sportif bu nekk fii ci Louga. ci côté palmarès bi xam naa dama lay tënkal tuuti rek nekk 4 fois champion du Sénégal ci karaté nekk aussi plusieurs fois champion ci yenn tournoi Golden League yu mel ne yu France Italie Grèce ak yooyu nekk aussi champion du monde karaté WTKA mais aussi di promoteur complexe Sport Point Kona Sensei bi également di président mouvement Dafa Jot. d'accord ci président mouvement Dafa Jot boobu lay door ak yow Zal karatéka la woon ñëpp ci lañ ko xamee. pourquoi mu ñëw dugg si ci politique. waaw xam nga pratiquement politique moom dañuy faral di wax ne mi ngi fépp. dañuy faral di wax ne même ci biir néeg yeeg ci biir kër yi sax boo amul politique bu baax boo mënul politique boo mayul mu tas. waaw parce que politique moom jàpp naa ne wuyuwul lu dul fexe mën a gérer askan wi mën a am foo féete askan wi wala foo féetalante foo jàppalante ak askan wi donc loolu te comme man aussi yàlla dafa dogal ma ñëwoon ci sport la ma xamoon sport bi aussi vraiment yàlla suñu borom dogal li ma ci waroon décrocher ci ay titres li doon sama objectif ma atteindre ko ci ma ni pourquoi pas ma war a mën a jéem a am leneen lu ma war a mën a apporter le Sénégal au-delà des titres quoi donc loolu moo sabab def investissement bu mel nii. ci jàpp nga ne li nga war a apporter le Sénégal ci politique nga koy jaare. waa bon ci politique la war a mën a jaare sax ci politique la war a mën a jaare parce que tey boo xoolee ba ci titres yi nga xam ne tey jii nii indil naa ko fii Sénégal xam nga pratiquement politique moom Sénégal nañ ko yàq ba nga xam si boo tuddee politique sax nu xoolaat ko déggin bi tey fii Sénégal déggin bi ñuy am ci mu politique dafa ute loolu ak lii politique bi dëgg-dëgg donc te man foofu laa ko wékk moo tax ma ni donc li nga xam ne vraiment noonu la ñuy politiquer fii Sénégal du tee man ma war a mën a ñëw politique bi parce que aussi bokk na ci li ma gën a motiver ci dugg ci politique bi aussi ci jéem a participer ci assainissement bi parce que aussi ñun ñëpp umpalewul ne fii moom politique bi fi am wax dëgg yàlla du politique bi gën. loolu am na Zal ban genre politique lay def. waaw politique bi may def politique de développement la politique boo nga xam si danañ ñëw jéem a jege askan wi. jéem a xool vraiment li nga xam ne moomeelu askan wi la nu jéem a xool ñi nga xam ne ñi nga ci coin yi war ci mën a jot am ci seen wàll te mën na ci jot nu fexe ba xëcc mu agsi ci ñoom moo tax may faral souvent dama koy faral di wax ne man sama politique àndul ak opposition sama politique li mu àndal mooy état parce que li muy opposition poste la soxla waaw Zal nag moom soxlawul poste Zal moom li ko intéressé mooy mu jéem a fexe ba nga xam ni li nga xam ni état bi yor na ko te askan wi war si jot mu fexe ba askan wi jot ci. est-ce que tamit ñi nekk ci opposition gisuñu ne état am na lu mu war a def te defu ko wala état am na nu muy doxalee lu dul yoon loolu moo tax ñu nekk ci opposition. waaw bon xam nga opposition moom fii Sénégal bon pratiquement noonu la waroon demee ni nga ko waxee noonu la waroon demee mais ñun ñëpp xam nañ ne. demewul noonu fii Sénégal ni ñu jàppee opposition mooy da nga fi war a nekk rek ne dara baaxul te bu fekkoon ne dara baaxul boobu ngay wax da nga koy teg ci yow xëy na war a mën a apporter leneen nu ne waaw mais dara baaxul boo nga xam ci yow tegoo ko fu lu dul àndoog ki fi nekk na fi jóge yow pour nga toog waaw donc loolu vraiment du pour man du idée wu ku nar a defar daal. Zal mouvement am ñan la ci àndal ak ñan ñoo nekk ci ginnaaw. waaw bon sama mouvement moom pratiquement xam nga ni du bàyyi gannaaw sportif yi. waaw sportif yi moom macha allah ni ngi ci mais aussi bon yamul ci sport yi rek. parce que yamul ci sportif yi rek quoi. parce que aussi Zal defe naa ne xam nañ ne jëflanteem ak nit ñi ak askan wi dafa weesu affaire sport rek te léegi xam nga sport moom dafa am beneen dimension bi mu am parce que bu njëkk booy wax sport de compétition moo tax ñu doon wax mais léegi sport dafa weesu loolu sport santé bi
sport social bi ci nekk ak yeneen sport di loo nga xam si nag mooy traité lu ne bari na tey loo nga xam si askan wi ni ñu koy jànkonteel ci yu bari yoo nga xam si tey sport rek mooy li nga sport moo yor solution bi donc pratiquement loolu day dem ba boole la ak askan wi yëpp daal. ci leader yi nekk Louga bokk APR Zal ñan la ci àndal ak ñan la ci nekkal. waa Zal mi ngi ànd ak Mamadou Mamour Diallo bu mouvement Dolli Macky ànd ak moom di liggéey en collaboration. d'accord léegi Zal est-ce que Zal gënul maîtriser kii sport que politique. waaw des fois nga dégg nu wax loolu mais xam nga mooy comme li ma wax rek gis nga il faut nu xam ne nag politique man dama jàpp ne du benn affaire bu ñuy jàngi pour duutante du benn affaire boo nga xam si da ngay dem toog doon ko wutal école pour jàng ko waaw bon ci la xam nga dund doomu aadama ci boppam dund doomu aadama lépp école la waaw boo ne waxuma sax politique rek du politique rek mais doomu aadama bi dundam école la yàlla suñu borom nag baaxe ma loo nga xam si man ma dund ci loo nga xam si man école de vie la muy arts martiaux bi nga xam ne si dund naa ko jàng ci lépp politique bi ngay wax ak leneen lépp lu mu war a mën a doon defe naa ne pare naa ci incha allah pour war ci mën a apporter askan wi li nga xam ne moom lañ soxla. ci arts martiaux boobu nga wax ci laay ànd ak yow parce que Zal dafay def judo dafay def karaté kickboxing et tout nan la mën a boolee loolu tam ak politique bi parce que loolu tam genre gis naa ni sport da nga war a yar da nga war a yee da nga war a defaraat mais politique tamit benn côté da ngay xuloo da ngay xeexante da ngeen di waxante lu ñaaw est-ce que loolu mën na ànd. waaw donc xam nga dégg nga sànq ci sama wax ma ne. bokk na ci li ma gën a motiver mooy participer ci assainissement bi c'est-à-dire jéem a fexe jële li fi nekk indi fi leneen am nañ yaakaar ni loolu lépp dana ko dindi te incha allah duñu xeex duñu xuloo parce que tamit politique du xeex du xuloo effectivement comme ni nga ko waxee bu fekkee ne yaa ngi yëngu ci arts martiaux di budoka ñëw tey di bëgg a dugg ci milieu bu mel noonu xëy na bon nit ñi danañ ne waaw est-ce que war na ci war a mën a dugg ndax xëy na moom li muy pratiquer àndul ak loolu mais dama lay wax lenn gis nga waroon na bokk ci critères yi ñuy defee yi ñuy defee nit président yi ñuy fale nit président mooy mu nekk un sportif am na loo nga xam si ci sportif rek la nekk voilà. loolu am na Zal actuellement nan nga gisee comme ni nga ko waxee karaté bi affaire judo yooyu yëpp ci biir Louga comme yow nekkoon nga champion du monde ba pare yaa ngi dëkk biir Louga. waaw bon actuellement moom fii Louga pratiquement mën naa ne la sax Louga les arts martiaux lan ama sport de combat yi parce que tey fii boo xoolee pratiquement lu mel ne fii complexe bi nga xam ni créé naa ko depuis 2001 depuis 2011 nu nekk fii di liggéey tey boo xoolee dafa am ay corps yu fi nekk karaté boxe ak kickboxing ak yooyu tey boo xoolee niveau national ni ngi briller bu baax a baax li ñu fi indi ci ay titres tey complexe bi nekk na club bi gën a mooy club bi gën a titré fii ci Louga pratiquement donc ci bokk na ci club yi gën a titré ci Sénégal tey bu ma jëlee exemple ci karaté titre bi gën a jafe muy coupe du Sénégal par équipe Sport Point Kona Sensei depuis mu existé commencé compétition karaté mësul dem te finalu ko heure bu ñu demee dañ koy ñun noo koy final. Sensei boo ko waxee man sama xel day dem Chine est-ce que Zal dina am benn collaboration avec ñoom. waaw xam nga fii moom pratiquement comme ni nga ko waxee rek boo nee Sensei rek xel yi dem ci ay Chine Japon ak yooyu bon c'est vrai que ni Zal am na collaboration yi ak ñoom parce que tey boo xoolee maître bi nga xam ne moo gën a mag actuellement ci monde bi di Sensei Kanazawa ki topp ci moom di Sensei Miura def naa ak moom ay stage yu bare liggéey naa ak moom doomu Kanazawa ci boppam maître boobu aussi liggéey naa ak moom mais aussi foofu damay profiter rek lancer appel ci benn appel pour leeral sénégalais yi ne nag arts martiaux c'est vrai que ni ci asiatique yi la jóge waaye nag moomatuñ ko waaw moomatuñ ko parce que tey ñun ni ngi nii di ay doomu Afrique di dem au niveau international di dem di daje ak ñoom di leen duma di indi titres yi tey boo demee au niveau mondial tey foofu pratiquement karaté bi boo demee japonais yi bon dañuy gagné mais liñ ciy gagné bariwul waaw di profiter aussi ci occasion boobu nga may ma rek parce que actuellement nii maa ngi ak sama ñaari frères yoom ci club bii lañ jógee Sport Point bi
kenn ki di Ibrahima Konaté nga xam ni moom après bi mu defee carrière sportive am ba pare tey jii moom mooy coach équipe nationale. moo yore équipe nationale di leen préparer actuellement nu war a dem Rwanda championnat d'Afrique yi war a commencer le 25 août incha allah nu war fa teewali Sénégal. nu am aussi sunu benn combattant sunu petit frère di Talla Konaté moom aussi bokk ci équipe bi donc dañuy profiter ci occasion bi rek di woo waa Louga mais aussi di woo waa Sénégal yëpp pour que vraiment nu ñaanal leen bu baax a baax pour que nu dem gagner ndam li indi ko incha allah fii Sénégal. Zal actuellement da ngay def politique ca parti au pouvoir nga féete léegi pourquoi pas jàppoo ni yow war ngaa mën a wax ak Macky Sall comme parti au pouvoir nga féete karaté bi war a gën a mën a dund en plus yow am nga relation ak ñi nga tudd fii ñëpp waa bitim réew waa chinois et tout pourquoi pas yéen defu leen loo xam ne day rëy placé ko biir Sénégal en tant que champion du monde. waaw xam nga tey boo xoolee tey fi nga toog nii tey day benn centre boo xam si tey boo paree nga visiter ko boo xoolee da nga fi gis 4 grandes salles yoo xam dañu ko équipé pour rek sport waxuma la sax les arts martiaux mais pour rek sport di centre boo xam defe naa ni ak niveau bu athlète mënti yor rek moo xam muy def sport de ballon wala muy def sport de combat bu ñëwee fii nu préparé ko fi te loolu tey lan moo ko fi indi li ko sabab tey mooy karaté bi nga xam ne nekk nañ ci jaayante ci ba génn ci bitim réew li ma ci am ci teraanga as néew indi ko fi samp ko fi Louga defe naa ne kon lii li naan ku la jox ndékki bu la diggee añ nga war koo gëm yamuñu foofu incha allah lépp lu ñu war a mën a xëcc rek indi ko fii taxawal ko ci Sénégal pour mu war a mën a accompagner sport Sénégal pour mu avancer dinañ ko def bu soobee yàlla. incha allah Zal lan ngay wax xale yi nga xamante ni si actuellement ñoom ñoo topp sa gannaaw sa mouvement bi. waaw li ma leen di wax mooy nu gëm seen bopp rek. nu gëm seen bopp et puis nu xàmmee parce que xam nga Sénégal dafa bari turu leader ku jóg ni leader te. Leader man dama jàpp ne mooy un leader daal day fexe ba nekk un leader serviteur koo nga xam si da ngay servir mais leader boo nga xam si yow li ngay xëcc di kii yëpp sa bopp rek moo tax donc vraiment jeunesse bi nu fexe ba xàmmee leen par rapport ak man nag vraiment sama mouvement dafa jot moom defe naa ne gars yi xam nañ ne ñi ci bokk ñëpp wax dëgg yàlla tey ji xam nañ lan moo leen war xam na lu leen tax a jóg. léegi dafa jot lan moo jot foofu lan lañ war a def lu jot. tey boo ko doon wax fii tey su du jeex dafa jot. jamono bu dikk dana ànd ak moom. bis bu Sénégal tey xëyoon développé ba mel ne ba dàq ci àdduna bi. dafa jot boobu dana fa am wàll. fu lu ñu war a def loo xam ne yéen da ngeen a jàpp ne dañ ko war a def ngeen yéen jot na ngeen bari na. dama koy commencer rek ci fexe ci liggéey ci développement personnel développement individuel fexe ba nit ñi tey kenn ku nekk jéem a mentalement mu fexe ba xam moom mooy kan fexe ba xam lan moo ko war ak lan moo ko warul parce que loolu aussi defe naa ni dañuy wax développement mais développement bi defe naa ni fi ñu war a njëkk a commencer liggéey mooy foofu fexe ba nit ñi développer kenn ku nekk xam li ko war xam moom mooy kan xam ay responsabilité am defe naa ne loolu su amee rek incha allah réew mi dana jëm kanam bu soobee. jàppoo ni kon jot na politique changé politique lu ko changé xiiroo beeg ŋaayoo bi da ngay gis ñoo xam ne ñoo bokk sax tey xëy di jotee. waaw loolu moom loolu dafa jot. loolu dafa jot loolu bokk na ci tey li nga xam ni jàpp naa ne handicapé na politique Sénégal bu baax a baax. parce que tey boo xoolee képp ku jóg comme li ma waxoon au début rek yaa ngi xool noo xëccee jëmale sa boor. te defe naa ne du loolu mooy profité ci occasion bi di leen wax ne nan jël référence ki nga xam ne moom la ñuy roy di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi nga xam ni ëpp bokk moom la ñuy roy kooku tey diine bi islam bi bu accès fii tey ban jël ko di ko sagoo di sunu yaakaaru àdduna ak alaaxira politique la ci la mëne politique bu am ngor politique bu digne ba indi ko ba tey ñun ñu jot ci donc war nañ mën a fexe kenn ku nekk parce que dama ne àdduna kenn ku nekk missionnaire nga kum mën a doon ci àdduna rek yàlla suñu borom dafa la wàccee nga nekk benn missionnaire boo nga xam ne si war nga fexe yow ba am loo am di nga ko apporter sans loolu jarul ngay dund donc defe naa ne loolu war nañ ko mën a bàyyi xel fexe ba politique bi vraiment nu xam ne politique du dara lu dul war a mën a jàppalante ak askan wi parce que quand même askan wi sonn nañ trop
Sénégal askan wi sonn nañ trop te ñi sonn ñin ciy gis ñin gisul noo ëpp fuuf ñi ni gis donc vraiment laaj na yërmande nu jéem a xëcc yërmande nu fexe yërmande bi am waaye aussi nu fexe ba defar jikko yi parce que tamit jikko moo jiitu lépp damay wax ne aussi nit ki mënul defar te ay jikkoom baaxul donc nu fexe ba defar suñu ay jikko fexe ba am yërmande fexe ba am xam ne àdduna saxul yaa ngi dégg donc passage la rek te war nañ fexe ba nga xam ni passage bi nu fexe ba nga xam ni liñ fi liggéey bàyyi ko fi dana doon luy rafet. tax Zal jug rek dem directement ci Mamadou Mamour Diallo et pourtant Louga Moustapha Diop mi ngi fi Mbéri Sylla mu ngi fi ñoom ñëpp APR la ñuy kiiwal te ñoom ñëpp tamit am na ki ñoo xam ne Mbéri Sylla moom moo fi jiitu ñooñu ñëpp pourquoi nga jug rek dem ci Mamadou Mamour Diallo. waaw ba pare ñoom ñëpp di samay xarit Moustapha Diop sama xarit la Mbéri Sylla sama xarit la Mamadou Mamour Diallo sama xarit la ñoom ñëpp waaye dafa ute loolu ak bokk gis-gis. dégg Mamadou Mamour Diallo li ma boole ak moom parce que Mamadou Mamour Diallo dafa ñëw fekk ma man fii may liggéey Louga nag nekk fii di liggéey di am lu may bëgg dégg mu ñëw ma gis ne kii xëy na bokk nañ ay gis-gis donc loolu moo nu boole moo tax ma yéen ñëpp ci APR ngeen jëm waa bokk jëm ci APR ak objectif yi ba tey mën nañu ute parce que xam nga dama la ko wax xam nga sànq dama la ko wax nee naa la pratiquement man sama politique mooy jéem a fexe ba vraiment état li mu yor askan wi ña ca war a joti ci c'est-à-dire loolu mooy sama politique donc doonul loo nga xam si xëy na da ngay ñëw pour far fenn fi pour que na parce que xëy na foofu nga gis rek foofu nga far ay ca na foofu jëm ci kanam. mais ak yow li nga bëgg a def affaire sociale et tout Moustapha Diop mi ngi ciy dox ca moom yor na ko mi ngi koy def léegi lu tax demoo ci moom. waaw yor na ko Moustapha Diop mi ngi koy def Mamadou Diallo mi ngi koy def man maa ngi koy def est-ce que jiituwuma leen ci sax waaw. waa xëy na dan maa ëppale. waaw mais man yow yaa ngi nekk 4 fois champion du monde. waaw mais xam nga nekk 4 fois champion du monde tey fii Afrique Sénégal bokk fii Louga taxul ma nekk prophète fii tey Louga ñu bari tey boo am na coin yu bari yow boo fa demoon ne leen Louga am na un champion du monde loolu duñ ko gëm mais tey loolu fëtu ñan la. est-ce que du sa faute yow. man sama faute man li ma war a def naa ko. lan nga def yow la war a def li ma war a def. li ma war a def te def ko ak a bari. est-ce que prouvé nga ko ba waa Louga yëpp xam ni yow tu es champion du monde. ku nekk fii tey di dem Dakar di jóge Louga di dem Dakar région yëpp di fa daje ngay dem di duma ñëpp di indi ba nekk 4 fois champion du Sénégal jóge fii dem niveau international titres yi Golden League yi mel na ay Golden League yi Italie France Grèce nga participer gagné ay titres indi ba gagné titre champion du monde yamoo fa nga indi sa ay titres dikk ak sa ay preuve def sa investissement kookoy defe naa ne foofu nga mën a yem. li ci non defoo li la war parce que au niveau international ku fa nekk benn yoon champion du monde xale boo ko laaj rek mu wax la ko mais yow déjà Sénégal waxuma la Louga sax waroon nañu def xale boo ko laaj mu wax la ko mais am na Sénégal am na ñoo xam ne bu ñu leen ko laajee duñ ko xam. waaw mais tey xëy na lii nga def nii tey yow lii nga def tey yow découvrir champion du monde bi wane ko bu ko keneen defee keneen ak keneen def ko xëy na léegi loolu am. waaw ñun waa Leral de loolu la ñu tax a jóg lépp di leen. waaw moo tax nag nu leen di ñaanal ci yàlla ne vraiment yàlla na leen yàlla jàppale parce que lii am na solo trop dafa am solo voilà. Zal nan la dundee tabaski bi ak nan la ko dundee ak famille am et tout. waaw tabaski nan ko ci jàmm comme ni ñu ko doon ñaane rek. di ci profito di baalu àq sénégalais yëpp laay wax di baalu àq sénégalais yi nga xam ne ni ngi fii ak ñi nekk bitim réew parce que leral.net moom defe naa ne man mii ba may nekk extérieur sax moo doon sama wéttal bari na loo nga xam ne si su ma ko daan bëgg a xam Sénégal foofu laa daan tàppe pour xool ko donc vraiment maa ngi profito di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di woote nag ci jàmmoo di woote ci jéggalante di woote ci yërmande waa di ñaan yàlla suñu borom ci barke tabaski bi yàlla suñu borom dimbali ci Sénégal taxawu ci Sénégal bu baax a baax yàlla suñu borom tàppe xol yi waaye dimbali nu ba nga xam ne Sénégal képp koo nga xam si yaa ngi fi rek te Sénégal tax laa jóg rek yàlla suñu borom dooleel la puus la yëkkati la bu baax a baax ndax boo jógee Sénégal jóg yéen aussi vraiment
di leen ci profité di leen ci ñaanal ci barke bis bi di leen ñaanal di wax ne seen vraiment leral.net yàlla na ko yàlla fuul yàlla na ko yàlla yëkkati yaatal ko bu baax a baax a baax ci kàttan borom. fan laay jeexalee ak yow Zal damay dégg tout le temps ñu naan sportif day nekk benn nit boo xam ne liy nekk ci moom du nekk ci ñeneen parce que yar bi comportement bi et tout loolu nan nga ñu ko mën a expliquer ak sport lan lay def ci santé wu nit. ok dugg nga ci point bu doy waar nag sport moom defe naa ne tey xëy na bu njëkk lañ doon sonn ci sensibiliser ci nit ñi mais tey defe naa ne nit ñi kenn umpaleetul tey bienfait wu sport sport di loo am ci man dama naan ni nit ki ni muy soxlaa di lekk di naan ci dundam noonu lay soxlaa di def sport boo ko defulee mu menacer sa santé sa mbokk yi jigéen ñi yàq seen forme yi waaw donc sport daal mënul ñàkk ci dund doomu aadama rawatina nag les arts martiaux sport baax na mais surtout les arts martiaux parce que les arts martiaux mooy indi benn équilibre intégral ci doomu aadama bi dina ko dimbali école de vie la dana la jàngal sa dund gi naka nga ko war a dundee dana def ci yow lu yaatu loo nga xam ne si li muy wane liy feeñ maanaam li ciy làq moo koy ëpp fuuf waaw donc loolu les arts martiaux moo ko mën ci doomu aadama mais aussi di loo am dafa parascolaire actuellement parents yi yu bari ni ngi ci découvrir nañ loolu ba nga xam ne tey fii par exemple fii tey boo ñëwee xale yi arts martiaux bi xale yi noo ci ëpp parce que day développer seen intelligence. loolu am na sa dernier mot lan ngay jeexale. voilà donc li may jeexale rek mooy di leen sant di leen gërëm bu baax a baax di rafetlu seen liggéey waaye aussi di sant waa Louga yëpp di leen gërëm ñoom ñëpp waa di leen ñaanal yàlla di wax ne nag Sénégal dafa jëm ci ay élections di ci ñaan jàmm rek li gën ci Sénégal gën ci sénégalais yi yàlla na ko yàlla jox sénégalais yi waaw parce que man de wax dëgg yàlla samay principe loolu la li gën ci Sénégal yàlla na ko yàlla jox sénégalais yi defe naa ne nag kenn du gis nen nag naan nen ku gis nen ne nen a ngi nii moom donc daal foofu laa yemale kàddu yi waa moom daal am naa ne daal ku gis nen ne nen a ngi nii ah mais affaire bon président tey defe naa ne wax dëgg yàlla ah mi ngi liggéey de waaw jàpp nañ ni mi ngi liggéey waaw gëm nañ suñu bopp bu baax a baax ak parrainage bi nii gëm nañ suñu bopp bu baax a baax parce que sénégalais yi nelawatun waaw sénégalais yi xam nañ xàmmee nañ waaw donc moo tax defe naa ne képp koo nga xam si tey yaa ngi fi nekk di gouverner rek boo tegee sa tànk fi nga ko war a teg rek boo tëddee war a mën a nelaw. ci li nga xamante ni si moom mooy leeral lépp di leen wan lépp loo xamante ni si moom ngeen di soxla dañu leen koy indil Zal Kona la ñu seet si woon tey di leen wax ni nag saa su ne nii lay demee dañuy dugg ci biir kër yi wan leen lépp li nga xamante ni si moom moo fi nekk karatéka la en même temps moom moo jiite mouvement dafa jot kon li jot lépp Zal wax na ko merci beaucoup ça a été un plaisir ñu ñëw seet si ko au revoir.